wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman wajaxal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawir wa xalbi arshida barke borom Tuubaa. kon jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam si yéen bàyyi xel seen Touba Vision fii ci biir réew mi ak ci bitim réew mi ñu ngi am mbégte dikkaat ak yéen ci les grandes dimensions du Magal de Touba édition 2021 waa Touba Vision ànd ko yéen ci ay waxtaan yu am solo ay dimensions yoo xam si dañ koy jagleel ko borom xam-xam yi nga xam si suñu borom def na ñu nekk ci biir réew mi wala ñu nekk ci bitim réew ci ay thèmes yu diversifiés ñëw ñu ak yéen ci ay dimension politique dimension sociale dimension culturelle tey ji ñu bëgg waxtaanee dimension bu am solo boo xam si ñu ngi ko feggoog docteur Ndiaye Diop nag moom nekk koo xam si chirurgien la waaye nekk urologue nekk membre bu nga xam si mooy comité médical comité organisation Magal Touba mu nekk ci depuis 2006 waaye tamit docteur Ndiaye Diop nekk na koo xam si membre CLEN la moom mooy comité de lutte des infections nosocomiales waaye nekk na kenn koo xam si tamit jàmbaar la lool ci di coordonner li nga xam si moom mooy Covid 19 bi nga xam si ñi fara ci hôpital bu Ndaamaatu moom bokk na ci ñu ko jiite kon xam naa ne docteur Ndiaye dañ lay jox kàddu gi nga nuyu mbokk yi nga xam si ñooy topp Touba Vision fii les grandes dimensions du Magal tey ji ñu war a waxtaanee dimension sanitaire ak wàccaay Magal Touba ak lépp loo xam si aju na ci wàllum paj ak wér-gu-yaram. asalaamaaleykum wa rahmatullah. ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci invitation bi di ñaan yàlla rek lépp luñ fi wax mu jëriñ askan wi di tàmbalee tamit sama nuyoo ci ñaanal sëriñ Cheikh Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool ànd ak wér te naal yi mu naal suñu borom ak Serigne Touba yeggale ko mu fekke ko tal ko ñu fekke ko tal ko asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf sëñ docteur Ndiaye Diop ci nuyoo bu am solo boobu xam naa ñu bëgg a dikk ak yéen ci waxtaan wu am solo tey jii mi wàllum wér-gu-yaram nga xam nekk na lu am solo ci wàllum askan xam naan réew moom wala boog nit moom mënut a def dara te wérul ñu bëgg a waxtaanee la cartographie de la ville sainte de Touba cartographie sanitaire. tey cartographie ku ko tudd da nga wax wàllum espace wàllum carte waaye wàllum localisation ci ay barabu fajkaay yi nga xam si xëy na nekk ci diwaan bii di Touba ñu bëgg a dëkk génn ci laaj bi ci njëkk laataa ñu ñëw ci loolu muy ku na xam ne ñu ngi ci màggal muy rassembler ay nit yu bëree bëri Touba plus de 4 millions ci li nga xam si études yi ñu mujjee def ñu nekk ci contexte pandémie kon jaadu na ñu laaj yéen ñi nga xam si yéen a fara ci wàllum kër docteur ndax jàpp ngeen ni fi jamono toll ak ci mbas mi lii nga xam si mooy événement bu mag di màggal Touba war nañ ko mën a amal. waaw jërëjëf ci question bi di tàmbali itam di wax ni domaine sanitaire bi man maa ngi bokk ci hôpital Ndaamaatu docteur Moustapha Souran jiite ko defe naa ci dëkk bi kenn dootu ko présenté bokk aussi ci ay Maguette Diop ji bokk tamit ci région médicale bi docteur Dieng jiite ko mais nekk ak suñu yeneen naataango yi nekk hôpital Matlaboul Fawzeyni comme mel ni docteur Lo donc cartographie sanitaire bi ñooñu ñëpp la ëmb ci ndigalul ministère de la santé ci wàllu boo nee ma contexte mbas ñi ngi sant yàlla bu baax parce que contexte mbas day évoluer évolution bi ñu gis favorable na mooy wàññeeku na bu baax du ñu wax jeex na mais wàññeeku na bu baax li ñuy wax nañu xool nu ñuy dundeek feebar bi feebar boo xamul kañ lay jeex xamul nan ngay def ba jële ko fi li sëriñ bi waxoon rek ni lu yàlla sàkk la mbindeefu yàlla la bu nekk ci mission xëy na bu mission jeexee ci wàllu pexe ak ndimbal ak ñaan bu boobaa dina dem wante nag du la teree dund te lu jëm ci wàllu diine day am dimension boo xam ni pas-pas la te pas-pas mënoo ko natt ba naan nit ki am nga contexte boo xam ni mun nga bàyyi sa jaamu yàlla boobu wala sa liggéey boobu ci lu dul coobareem moom mais yow mi nekk santé yow da nga koy accompagner da nga naan ko loolu kat mun na nekk mais buñ nekkee situation bi boo defee nii ak nii mën ngaa def li nga bëgg te lor du ci am moo tax contexte bi favorable na te ndigal yi ñu joxe te comme yaakaar naa ni ndigal moom jëfee taxawaayu sëriñ bi depuis ba mbas mi tàmbalee ba léegi ñëpp nawlu nañ ko rafetlu nañ ko bu dee ci
baatin ci ñaan kenn jiituwu ko ci bu dee ci jëf kenn jiituwu ko ci bu dee joxe exemple kenn jiituwu ko ci ndax ku ko xool rek jaratul ñu lay wax defal lii wala defal lii dañuy wax ba boo gisee dañ naan la royal ci sëriñ bi kon donc kooku moom rek nekk na exemple que ni mun nañu màggal ci jàmm ak salaam xel yi dal mën nañu màggal jàmm ak salaam ci xel yi dal loolu moom mooy kàddu docteur Ndiaye mi nga xam si urologue la waaye nekk koo xam si chirurgien la fee ci école Ndamatou nekk ci comité d'organisation sur le plan médical depuis 2006 kon yàgg nga ci waaye tamit di coordonner lu bari ci wàllum mbas mi fii ci hôpital bu Ndamatou li nga wax bokk na ci liñ ci mën a njëkk a jàpp mooy contexte bi favorable na pour ñu def ko waaye nga tudd leen lu am solo mooy sur le volet spirituel mooy nit ñi xëy na seen pas-pas wala seen ruu daa war a dund kon du nekk da leen xañ la liñ ci war a def moom mooy accompagner leen ba li nga xam si moom mooy événement bi mel nii ñu mën ko amal ci jàmm te dara du yokk ci wàllu mbas mi xanaa beneen laaj bi ñuy laaj rek mooy gannaaw ba loolu amee Màggal Touba lieu buy daje ay nit yu bëree bëri ay millions ngi nit ñu gis taxawaay boo xam si waa corps docteur ñu ngi ko ciy def ci wàllum xëy na di instaurer ay yenn antenne médicale yu demee noonu ñu bëgg a xam sur le plan cartographique sanitaire bi ngeen proposé jamono ji wala waajtaayu màgg gi ñaata ngeen ci mën a def bilan ak ay sites yoo xam si kii ngeen ko pour wàllum paj gi. waaw màggal comme niñ ko daan defee. bu ñëwee ministère de la santé. déjà li fi nekk ci bérébu fajukaay ak li nga xam ni résidents yi tout le temps. moom la ñuy utiliser. dañ ci am lu ciy dolleeku. loo xam ni événement bi moo koy waral pour que ñi fiy ñëw. ñu ku am soxla. mën a lu mu gën a gaawee ak nu mu la gën a jegee. mu nekk à ta disposition. ci loolu la ñuy yokk structure yi. lu mat 180. poste médical avancé. boo déggee poste médical avancé mooy jegeel nañ ko askan ba nga xam ni. foo nekk. booy laajte ñu ni la poste nga nële. wala boo tourné koñ bi la di nga fa fekk ñoo xam ni. nañ la mën a taxaw. loolu aussi ànd ak régulation boo xam ni ambulance yi ak ñi ko soxlo foo nekk. am nañ numéro am na ñu fi faj ñoo xam ni dinañ la mën a yóbbale ca kii ya gën a mag. donc noonu lañ koy toppee. ba mu ëmb dëkk bi. ëmb li ko wër. ëmb axe yi jëm si ci dëkk bi tam. ci ñi nga xam ni dañuy voyage jëm si dëkk bi. loolu yëpp coordination la boo xam ni. ñi ngi koy def. ni ñu koy defee chaque année nag day yokk. parce que liñ naan ku yokkul yaa wàññi. te nit ñi dañuy yokk. waaw donc dispositif boobu. mun nga ni tàmbali na ca départ ba. fa pèlerin bay déparé. ba fa muy yegsi ndax lu ñuy gën a dem. boo demoon tey. ñi nekk ci axe bi en dehors de ñi nekk ci biir nga xam ne ñooy dalal ñi yegg si mais fa ñuy jóge fi ñuy jaar ba hôpitalu Kaolack ñoom tamit dañuy def seen dispositif pour accompagner donc ministère de la santé mën nga ni maillage bi dépassé na sax région bi donc ñoo ñëpp dañuy mobiliser wu pour que ku am soxla mën a gis waa santé ci sa wet. ndax mënees nañoo xam lim bi nga xam si am ngeen ko ci ay district jamono yi loo xam si kii nañ ko ci wàllum pour accompagner pèlerins yi. pour accompagner pèlerins yi. mobiliser nañu lu mat 5000 personnes. yoo xam ni waa santé. 5000 personnes lu mat 5000 personnes. ñu ngi mobiliser. réquisitionner ñi nga xam ne ñi ngi woon déjà. sur place mais ak ñoo xam ne dañoo jóge ci yeneen gox yi. ministère de la santé mobiliser leen. commencé ci ñiy faj. médecins yi infirmiers yi. ba ci spécialistes yi opéré. ak lépp loo xam ne jëm na ci. ak évacuation sanitaire. ak waa SAMU. ñi nga xam ne ñoo yore coordination bi ñun ñëpp dañ leen mobiliser. pour que lu ku soxla waay santé rek. gis ko ci loolu ci ay ñaata antenne médicale lay war a mën a toll. déggoo nee naa la am nañu 180. 180 poste avancé mooy liñ ci dolli. bokkul nag ak li fi nekkoon. li nga xam ne yi fi nekkoon. personnel boobu nee naa la dañ leen a réquisitionné. boo jëlee ñenn ñi. réquisitionné nañ leen depuis 2 semaines yoo xam ni. dañ ni la nekkal à la disposition. de la santé fu ñu la soxlaa. nga wuyu. depuis 2 semaines. ñenn ñi depuis 1 semaine. am na ñoo xam ne depuis 1 mois.
ñi ngi ci réquisition pour lu toppatoo lu jëm ci lépp jaar yoon ba kenn du am problème te duñ ko régler ci wàllu santé. waaw kay loolu leer na tey it gis nañ ni sa kàddu yaa ngi ciy tudd ministère de la santé et de l'action sociale kon day mel ni collaboration ngeen def mën naan liggéey bi sax ñoom ñoo ko jiitee kon loolu benn liggéey la boo xam ne état mi ngi koy def sur le plan sanitaire benn bi ci des tamit yàlla gën nañoo gis ay daayira yoo xam si ce sont des volontaires ñuy samp ñëw ci wàllu lu mel noonu loolu ban liggéey ngeen ànd ak ñoom ci docteur yi nga xam si dañoo jël seen lépp dox seen Xadim waaye jaarale ko ci genre paj boo xam si xëy na li nga faral di wax ci wàllum état bi ndax loolu nekk na lu leen formaliser. waaw loolu damay lancer appel rek ci ñi nga xam ni xëy na bu nekkul ren nekk déwén ñi nga xam ni dañu ànd ak seen daayira wala ñi nga xam ni dañu nekk personnel médical muy médecin muy infirmier am sa yéene am sa moyen ànd ak say nit ñëw installé wu ci sa kër sëriñ wala ci benn gox li la tax a jóg mooy dimbali askan bi donc mais nga nekk hors dispositif bi ndax dispositif bi am na ñu bëri ñu ci nekk ñuy faj di xettali pèlerin yi te xamuñu leen ndax ñoom laajuñu kenn dara dañoo ñëw installé wu loolu nag dañ leen bëgg a wax ni leen même boo laajul kenn dara nga signalé wu ci dispositif bi ba ñu boole la ci dina amal njariñ askan bi ndax ki nekk ci benn béréb di fa faj mun na fa tase ak ay feebar yoo xam ni da leen di évacuer ji hôpital bu boobaa bëgg nañ ñi di xam ban genre feebar la ak xam yan condition lañ ko détecté ndax dafa am ay feebar yoo xam ni ay ñi ngi ci Covid mais avant Covid ay rougeole la ngi fi ay yeneeni feebar a ngi fi yoo xam ni laaj na déclaration polio ngi fi mais buñ ci gisee benn rek dañ ko war a topp fu mu jógee topp ko ba xam lan moo ko waral loolu donc ki nekk ci rukkam seet ay nitam ba dem ñibbi kenn xamul lu mu jànkoonteel kenn xamul lu mu gis loolu aussi gënaluñu bu ñu sañoon di xam lu ñuy def ñun ñëpp ñu bokkandoo ko ce qui fait que bu ñuy def surveillance épidémiologique au-delà de faj bi ñuy faj pour ku am lu la jaaxal am na dispositif bi loo xam ni dafa jëm ci ay pèlerins ñooy daje di jóge ci gox yu nekk te ñoo ñuy daje am na koo xam ni fa mu jóge feebar la fa jëlee bu ma joxee exemple màggal international la mun nga ni àdduna bi yëpp ñu ngi ñuy xool ndax aussi feebar buy wàlle du man rek la concerné na fa mu jóge concerné na fa muy dellu donc kon bu ñu déggee feebar ci benn dëkk Ebola ñu ngi ko doon dégg maladie virus de Marburg mais zone yooyu dina am ñu fay jëlee di màggal si mais kooku binduñu ci jéem ni tel béréb la jëlee mais bu ñu xamee ñun waa santé xamandoo ñun ñëpp parce que fépp fu am poste joxe nañ fa fiche yi nga xam ni moom la ñu war a saytoo ñiy ñëw man signe yooyu nga xam ni jàngal nañ ma ko xam naa ko bu ma ko gisee rek dinaa teel a jël mesure pour circonscrire foofa am nu ma ko jaarale boo wootee ñu xam fan lay jaar ak fan lañ jël ba ñu protéger ñiy faj protéger ni mu nekk loon topp ko ba xam nu ñuy fexee ba du dépasser situation loolu nag moo tax ñi nga xam ne dañoo nekk ci seen roq di faj ñu leen di woo ñuy signalé wu te données yooyu dafay am importance ñu ci bàyyi xel waaw te loolu yaakaar naa du doon lu jafe ndax ñoom ci bari ñu koy initier ay murid lañ waaye tamit ay taalib lañ yoo xam si ils sont des agents de l'État kon ñooñu waras na ñoo mën a nekk loo xam si yéen sax ñoom bu ñu signalé wu yi res nga leen xam ñoom ci li ñuy dox mu nekk liggéey bu am solo boo xam si mën naan mbooloo mooy doole donte daayira yi kon loolu ñuy def am na solo waaye xëy na bu ñu ànd ak état même matériel yi nga xam si xëy na du ñàkk ñu manqué ko yaakaar naa waras naa mën a jóge ci état bi dinañ ci jàppale suñu laaj bi ci topp moom mooy jamono ji ku ne xam ne ni ñu ngi ci wàllum màggal gi waaye tamit université Cheikh Khadim ñëwaat fii loo xam si lu am solo la waaye hôpital bi tamit lu nekk loo xam si lu ñu inauguré la jamono yi ndax kenn mënut a tuddee wàllum paj te doo ko tudd le 18 septembre bii ñu génn président de la république ñëwoon ci kanamu xalif Sëriñ Mountakha Mbacké di ko ñaan mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ñu ubbi hôpital Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mu nekk hôpital niveau 3 mu nekk lu am solo loo xam si xëy na du ñàkk naa ne du indi dana indi dara ab yokkute ci wàllum paj ci dëkk bi.
alhamdulilah. dañ ciy kontaan ba pare mu nekk fierté. parce que bu fekkee da nga nekk ci santé. nekk ci Touba. di ci yëngatu. nga gis. xëy na président de la République am na yéene. ba yéene ba concrétiser wu. yéen da ngeen ci am fierté. ndax bu ngeen sañoon. toujours ngeen di gën a jëm kanam. te dañuy wax Touba. ville moderne. ville religieuse moderne. am na yéene yoo xam ni yemul rek ci defar tali yu baax. def ay lampe. def ay kii ba accueil bi. mais tamit ci wàllu faj. tey bu ñu amee structure hospitalière yoo xam ne de référence la. waxuma la résident yi. mais Touba dafa nekk un lieu stratégique. ndax dafa nekk un peu ci genre centre. damay faral di wax ni tey centre de référence boobu. boobaa Sénégal yëpp ciy bénéficié wu. ndax niveau 3. ci gën a mag la bokk ci sommet de ci pyramide bi la. donc sommet ci pyramide bi boo ko defee Touba wala nga def fi yeneen sax. Sénégal yëpp lay jëriñ. ndax Touba c'est à 2 heures de route. de Dakar. Touba c'est presque 2 heures de route de Kaolack. c'est presque 2 heures de route de Saint-Louis. donc mun nga ni les grandes villes yëpp. ku ci soxla. boo doyee mun nga ñëw Touba rapidement. mun nga delluwaat rapidement. beneen bi ci des mooy Touba dëkk bu neex a nekk la ci wàllu accueil. amul sénégalais bu ni aw ma fi xarit wala mbokk boo xam ni. bu ma fa demee damay mel ni suñu kër laa nekk. dëkk yi mu am ci Sénégal nag bëriwul Dakar am na ko mais Dakar dafa xat. Dakar di nga fa am sa doom sax wante boo fa demee boo moytul xale yi génn seen néeg. boo fa bëggee yàgg léegi xale yi mere la. ndax boo fa yàggee mooy réquisitionné nga seen néeg bi ñuy fanaan ci salon wala dara. Touba amul problème boobu. Touba problème mu xat amu fi. donc bu amee jumtukaay yoo xam ne nit dina jële feneen. nga ni ko entre dem feneen dem Touba. nga jël exemple sama mbokk yi nekk Baba Garage nga ni leen. ndax ñu yóbbu la Thiès dina la déedéet ñu ni ma Touba moo gën ndax fii buy ñëw rek. am na koo xam ni. jarul sax mu koy téléphoné. buy egg këram mel ni mi ngi këram. feneen foo dem nag. léeg-léeg nga xaw fa tumbaraan côté boobu. donc ñun bu ñu amee infrastructure yu mel noonu. ñu def ko Touba. ndimbal la ci bépp Sénégalais. ndimbal la ci bépp Sénégalais. université bi tamit. ci xam naa danañ ci ñëw danañ ñëw ci université bi waaye li nga wax dafa am solo muy ndimbal la ci bépp askan ndax niveau 3 nekk na mooy pyramide bi mooy le summum waaye ñu gis ni. képp koo xam si mi ngi bàyyi xel émission bi dana xam ne ni nii nekk donte Touba la nekk waaye nag Sénégal gépp la fi nekk waaw waaye nag dafa am leen lu ci am ndax hôpital bi xëy na mi ngi biir Touba waaye askanu Touba tamit dafa mel ni ci biir dëkk bi day mel ni hôpital bi pour nga dem fa mu faa nga xaw a daw lu bëree bëri ñu bëgg a xam ndax loolu tamit du nekk inconvénient wala. au contraire. avantage la. ndax superficie bu toll noonu. mënoo ko woon am biir Touba. tey boo ko defoon fenn. bala muy tàmbali sax nga ni xat na. lii mënoon nañ ko def feneen. donc vision mooy da ngay defar loo xam ni. tey hôpital bi nu mu rëy rëy. may nañ ko mu noyyi. ba tey boo fa bëggoon defalaat leneen. loo xam ne dafa ànd ak évolution ci kanam. da nga naan awma problème mën naa ko fa def. exemple bi may joxe tey buñ ni woon dañ fay def benn faculté. wala benn. dara luy jàngale loo xam ni dafa bootu ci hôpital doo am problème mu espace ndax bàyyi nañu réserve foncière boo xam ni am na yoo xam ni xaj na fa ba pare Touba yemul ci ñun suñuy sëtaat bu ñu ñëwee comme ñu suñu maam ya daan naan bañ ma mayee terrain ndaamaatu damaa bañoon ndax dafa sore woon macha allah wante tey am na ñoo xam ni waxuma la ndaamaatu wante boo leen mayoon ginnaaw caaween dañuy daw ba fattu donc dëkk buy màgg vision bi ngay am mooy infrastructure yi boo leen di defar lan ngay xool mooy bu ko defar ba pare di regretter mënoon na gën a yaatu mënoon na gën a mag da nga ciy profiter def ko foo xam ni lépp loolu di nga fa mën a am waa Daaru Musi nañ la mere de parce que seen hôpital la ñoom tamit ku jógee Daaru nga jógee
Mbàkke waaw bu moytul ki jóge daaru moo la fa jiitu ku jóge daaru moo la fa waaw jiitu donc kon nekk na béréb boo xam c'est stratégique donc dëkk bi day màgg côté bu nekk donc ëllëg ñi ngi ñaan yàlla ñu am beneen niveau 3 bu nekkee côté Njaaréem waaw bu beneen yoonee nga am beneen niveau 3 bu nekk côté penku waaw donc loolu mooy vision bi ndax dëkk bi expansion territoriale bi muy def c'est dafa gaaw ba pare comme ni nga ko misaalee sànq rek bu ci ñu bari sax kër yi yaakaar dafa sori waaye booy gis na ba daanaka ñu ngi ci biir dëkk bi léegi waaye ñu gis ni tamit loolu bu amee tamit kon ñi fi nekk mooy donte àgguñ foofu waaye xanaa war na leen mën a dimbali ci bu loolu tàmbalee ci ay ambulance yu doy transport bu doy boo xam si ñi nga xam si nekk nañ ci jafe-jafe ñoom buñ yittewoo hôpital boobu ñu mën a teel a àgg ci yi demee noonu. waaw côté évacuation amuñ ci problème. parce que structures yi fi nekk yëpp am nañ ambulance pour di yóbbu seen i malade bu ko soxlaa. waaye benn ambulance nag wax dëgg yàlla mën doy réew. déedéet du ay benn ambulance daanaka mun nga ni. centre de santé yëpp am ambulance. ba pare yi ko amul am nañ système de régulation. boo xam ni boo wootee rek. ñu yónni ko jëli. même poste yi amul ambulance. am nañu. numéro téléphone boo xam ni boo wootee district wala nga woote centre de santé bi nga dépendre ñu yónnee ambulance mu jëli ko yóbbu ko donc booy évacuer ba Dakar léegi évacuer à quelques kilomètres dootu la jafe moo tax amuñu problème boobu par rapport ak évacuation sanitaire. macha allah jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam si yéen topp seen Touba Vision fii ci biir réew mi ak ci bitim réew bi ñu nekk di waxtaan les grandes dimensions du Magal de Touba tey ñu jël dimension bu am solo mu nekk dimension sanitaire ñu dalal ci docteur Ndiaye Diop moom mu nekk kenn koo xam si macha allah kenn dootu ko présenté ci wàllum santé fii ci diwaanu Touba ak région Diourbel ndax mu nekk chirurgien nekk urologue ci hôpital Ndamatou waaye nekk membre CLIN muy collectif de lutte contre comité de lutte contre les infections neurosomiales waaye mu nekk kenn koo xam si tamit day yëngu ci comité bi nga xam moom leen chargé ci wàllum saytu mbas mi ci Covid 19 fee ci hôpital bu Ndamatou nekk membre du comité d'organisation ci médical bi am ci faral di am ci Magal Touba mu nekk ci nekk depuis atum 2006 ba léegi kon yàgg na ci def ci benn fan def ci ñaari fan kon tey gan gu tedd macha allah la ñu am bu xarañ ci wàllum li muy yëngu wàllum paj gi fii ci réew Sénégal waaye fii ci diwaanu Touba ñu waxtaane lu am solo muy cartographie sanitaire de la ville sainte de Touba ci barab bi nga xam si ay bërëb fajukaay nekk na fi waaye mu waxtaan ni li nga xam si mooy contexte yi war na ñoo mën a may ñu màggal Touba ci accompagner ci en respectant les mesures barrières mu ñëw ci li nga xam si moom mooy bërëbu fajukaay yi ñu jot a def plus de 180 yoo xam si ay antenne la boole ak plus de 5000 corps médical ñoo xam si ñu dañ leen réquisitionné pour ñu ñëw nga ne ma ànd ak liggéey ci faj goo xam si nag wax dëgg yàlla du laaj ñu ci dërëm fii ba màggal gi di jàll ñu ñëw ci wàllum taxawaay hôpital Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul bi nga xam si inauguré nañ ko ci 18 septembre en présence du président de la République monsieur Macky Sall ak njiitu xalif sëñ Mountakha Mbacké mu nekk liggéey bu am solo waaye sore geeg yooyu yëpp moom jàpp ne comme dëkk bi day màgg loolu lépp wala mën a bàyyi xel la waaye accessibilité bi yëpp dana mën a am waaye sëñ Ndiaye ñi ngi ci wàllum hôpital ba tey niveau 3 macha allah waaye mu laaj personnel ak li nga xam si moom mooy ay boroomi xam-xam yoo xam ne ñoo fa war a faj ak jamono jii ni ñuy gisee wàllum santé ñu xaw a doyalal tuuti ci suñu réew loolu ban xalaat nga ci am. waaw problème personnel amuñu ko parce que alhamdulilah Sénégal au contraire li ñuy former ci personnel médical nu ñu def ba résorber leen la ñuy wax wante amuñu problème mu personnel problème mu moyen la ñuy am pour jël personnel bi nga soxla ndax léeg-léeg boo amul budget hôpital boo xam ni doy na pour nga recruter ni mu la neexee da ngay obligé am service yoo xam ni la ñu waroon ci am ci personnel duñ ko am côté boobu la ñuy jooy côté moyen mais côté ressources humaines moom de qualité am nañ ko moyen del bi ci toppee loo bëgg mën nga ko am ci personnel au niveau du Sénégal amuñ jëg Sénégal ay école am ak ay université am dañuy former ay étrangers yu ñibbi seen réew di fa liggéey donc kon ñu liggéey sa réew amuñu problème boobu spécialiste aussi am nañ ci ba mu doy au contraire ñun lu jëli suñu spécialiste yi daw dem bitim réew ndax gisuñu fu ñu mën a liggéeyee ni ñu war a liggéeyee wala dara loolu moo war a nekk
au contraire suñu objectif fexe ba suñu spécialiste ñibbisi wante amuñu problème mu spécialiste ak personnel médical. loolu xam naa danañ ci dikk ak la fuite des cerveaux mooy ñoo xam si gis nañ ñu bëree bëri ñoo xam ay murid lañ waaye tamit ay sénégalais lañ nekk ñu ay borom xam-xam ne ci hôpital yi gën a mag ci diwaanu bitim réew di fa faj te gis naa ni lii waras nañ cee mën a nekk loo xam liggéey bu am solo ñu war a ñëw dimbali seen réew laataa ñu ñëw foofu xam naa day ñëw ci université bi ndax moom mooy barab bi nga xam si mboolem li xeeti xam-xam yi ak yu yëpp fa lañ leen di formé université bu Touba ICRAT daa ñu implanté ko fii ci Touba xam naa ni li ci bari sax xam naa ni léegi mu tàmbali wala boog lu ci bari tàmbali na ñu bëgg a xam tey ban relation lañ war a am ak sur le volet sanitaire yéen ñi nga xam si xëy na hôpital yi dafay nekk étudiants yi yittewoo ay stage wala yenn ñi nga xam si personnel bu bees la yittewoo xam-xam bu sore sori ban relation ngeen war a mën a def pour paj gi mën a gën a jaar yoon. waaw ku wax université fokk nga wax aussi lieu de stage fokk aussi ku wax santé wax hôpitaux xam ni ñëpp ñu nekk santé jaar nañ stage jaar nañ ci hôpitaux yi jaar nañ ci àll bi lépp pour sa xam-xam mën a mat ba keroog ñu boo génnee nga xam li ñu lépp lu ñu war a def ak lépp loo xam ni war na un agent de santé nga am ko loolu nag pour nga mën ko il faut nga jaar ci hôpitaux yi moo tax hôpitaux yi ñoom ñooy dalal stagiaires yi ñoom ñee leen di jàppale mi ngi mel ni yow fa nga jaar am keneen ku ñëw nga ko fay jaarale mi ngi mel ni sëriñ bi jàngale yor ay taalibe ñuy tarbi yu mu leen di xam noonu la hôpitaux yi mel par rapport ak écoles yi écoles yi tamit fu mel ni université yi dañuy collaborer di dimbali hôpitaux yi hôpital bi ma nekk hôpital Ndamatou docteur Moustapha Souran doon nañu am ay partenariat yu ñu daan def ak école publique privée yi sax yi nekk ci dëkk bi yoo xam ni dañ doon trouver système di leen jàppale ci seen stagiaires yi ñoom tamit ñu ni la ñun tamit mën lañ laa jàppale ci sa formation personnelle ndax ñun dañuy jàngale yow boo amee personnel boo xam ni nekkoon na assistant infirmier mais bëgg na avancer nekk infirmier kooku kat mën naa la ko jëlal sama école bu fekkoon ni day fay téeméer léegi ñu xool nu muy fayee juróom fukk wala juróom-ñaar fukk juróom ma may ko 25% mais kooku forme de cola yow boo nee sa agent bi comme da nga bëgg a former wu yokk sa xam-xam ñun suñ njariñ la ñun ñëpp sa njariñam la mais njariñu hôpital la boobaa dinañ la accompagner hôpital bi ni la man tamit dinaa la may 25% kon yow agent bi war nga dem sawari formé wu ndax fa ñu waroon fay 100 000 francs nga fay 50 000 francs kooku dina la dimbali te boo amee sa diplôme dina la permettre nga avancer donc forme collaboration yooyu déjà am na ci structure yi santé yi fi nekk di jàngale ak structure yi nga xam ni dañuy faj donc université aussi même chose la université ay jàngalekat a fa nekk ay recherche ay chercheurs ay ñoo xam ne mën nañu ñëw ci hôpitaux yi non seulement indi fa seen xam-xam di leen jàppale ci côté boobu mais indi fa tamit wàllu recherche yoo xam ni collaboration lay doon entre université ak hôpitaux yi seen stagiaires yi tamit noonu lay fay demee donc université ak hôpitaux complémentarité la donc mënul ñàkk seen collaboration seen ànd te ànd bu rafet la ànd bu rafet lay nekk ndax loolu dafa nekk sax lu waa université bi bàyyi xel ndax bëgguñu rek mu nekk université boobu boo fa génnee rek dañ lay sol xam-xam nga génn di théoriser rek waaye prévoir nan ay kii wàllum pratique yoo xam ne xëy na du ñàkk comme hôpital bi taxaw na loolu dana nekk lu yomb waaye tamit dana nekk lu am solo dana dimbali mboolem képp koo xam si suñu borom daa def nga yëngu ci wàllum paj moo xam ngay jàng wala nga xóotal sa xam-xam loolu stage nga war ko mën a am kon wàllum fuite des cerveaux yi nga xam si doon nañ ko wax sànq ñu gis ay kàngam yoo xam si ay fajkat lañ nekk ay sénégalais nekk ci bitim réew ñoom it université Cheikh Ahmadou Bamba bii bañ ko lancé ñu ci bëree bëri am na ñoo xam yéene ñëw jàngale ci université bi kon ndax jàpp ngeen loolu waras naa mën a reproduire ci hôpital bi waaw mun na reproduire mais li may wax ni ki dem pour mu ñëw tamit il faut nga condition yi mu fay fekk mu mën a laajul mu dëppoog yi nekk fële mu am un minimum boo xam ni du nekk fële di fa liggéey di fa daan dooleem parce que nit kat fa teraangam nekk frontière ñoo ko dagg rek wante nit fu teraangam nekk mu dem fa bu ko mënee léegi nag kooku nga xam ne mi ngi doon liggéey foofu teraangam nekk fa mu fay gis boppam boo ko bëggee indi ci condition yoo xam ni du ci gis boppam ndax li may wax rek
nit ki li mu am ci salaire di ñaqam daanaka moomu ko léeg-léeg sax dañ ko ca ëppale mais nag njaboot googu nga xam ni moo tax muy liggéey mënu leen a sacrifier ndax bu doon gagné 4 millions nga ni ko ñibbisal sa réew ma fay la 2 millions bu fekkee condition de vie yi permettre na ko mu ni la may doon dundee 4 millions foofu mën naa ko dundee 2 millions fii boobaa ñibbisee koy gënal wante nag bu ñibbisee nga ne ko dama lay fay 600 000 yoo xam ni moom mënu ca dund ak njabootam kooku lu mu bëgg-bëgg réewam ak lu mu bëgg-bëgg liggéeyam réewam du sacrifier njabootam. ndax loolu nekkul motif bi poussé médecins locaux yi fi nekk di dem di créer ay yenn entreprise privée ay clinique ak yu demee noonu waaye wax dëgg yàlla dañuy mën a lu xaw a sàggane sax société publique bi dañuy bàyyi hôpital yi daanaka heure yi ñuy accordé sax seen privé mooy ëpp li ñuy nekk ca li béréb lay kaay ba. waaw xam nga liggéey boo gis am na réglementation. parce que gaw ma ni mun nga war a xëy hôpital liggéey nga bàyyi ko fa ni da ngay nekk privé déedéet. waaw loolu bari na fi nag de wax dëgg yàlla. déet xam nga yoon la ñuy wax. waaw lii yoon. ñu tënku ci. loolu mënuñu ko waaj. ku deful yoon nag. yoon dal ci sa kaw. kooku bul mere kenn. est-ce que yoon ñu ngi dal seen kaw. yoon de. ndax bu dee bare bu jàngalekat yi da ngay gis ñu naan ay inspecteur d'éducation ñoom maanaam duñ may dara feneen ak feneen waaye inspecteur de la santé moom da ngay gis ni loolu doo mosoo dégg sax ñu ni ab benn docteur def na dara ba inspection fekk ko fa yooyu moom day mel ni Sénégal moom day mel ni inspection moom day mel ni enseignant yi rek lañ ko jagleel. xam nga am naa ay frère ak i jarbaat ak i yooyu enseignant. waaw mais musuma dégg. seen benn ku ma ciy nettali naan ba ma sama inspecteur ba nangamee ak nangam. xëy na am na. bari na moo ko dégg. waaw ndax ku nekk ci milieu bi. waaw moo mais pour wax la ni la tam. inspecteur de la santé am na. te di ngi def seen liggéey. bul ñaanuma yàlla. inspecteur seet si ma. waaw ñaanuma yàlla ma am lu ma def. loo xam ni njombite la. ba ñu yebal ma inspecteur. ku nekk yaa ngi liggéey. mais xam nga. yoon ba nekk ci sa kaw. yet ba nekk sa tiim sa bopp. pour boo defee naka sulu noonu. moo tax yow mi nekk ci bitti. mën nga bañ a xam loolu. mais ña nekk ci biir. xam nu muy doxee. am na loo xam ne ñemewuñ ko. ndax du yoon. lu dul yoon nag moom. ku ca fekk. kooku moom doo ko nettali kenn. li nga xam ni. yaa def lu dul loolu. waaw mais yoon moom yoon la. waaw yoon moom yoon la waaye nañ dimbali wax dëgg yàlla ñi nga xam si xëy na pouvoir d'achat bi tollul noonu si wàllum richesse demagul noonu ba daal ñu ci bari ku ci nekk fa sa loxo jot rek fa ngay dem ñii bu ñu mënee toom sa hôpital ba dañ cee dem ci clinique ba ñu dem te waaye ñi nga xam si xëy na suñu borom daa def ñu nekk ci public bi tamit nekk ci privé bi tamit nañuy sàmmonteeg waxtu yi nga xam si moom la ñu war a def ca public ba bu jeexee rek ñoom ñu mën a dem xarit mat ca sa privé waaw xanaa loolu moom wax dëgg yàlla dafa nekk lu am solo loo xam si est-ce que Sénégal ñi ci bari yàgg nañ koo jooytu kon mbokk yi nga xam si yéen ñi topp les dimensions du Grand Magal de Touba édition 2021 fii ci Touba Vision di wax ni képp koo xam si am na yéene laaj ànd ak ñun jotaay bi man ci commentaire yi mën naa bind laajam bu ko defee ñu jàlle ko suñu gan gu tedd gi di docteur Ndiaye Diop nekk Kamgam macha allah nekk chirurgien nekk urologue fii ci hôpital bu Ndaamaatu ñuy waxtaan bu am solo ci wàllu wér-gu-yaram ci dëkk bii di Touba waaye ci mën na wax ci dëkk bii di Sénégal ndax li nga xam si am na fi muy hôpital ak yu demee yooyu yëpp niveau 3 la boo xam si képp koo xam si rek suñu borom def na nga yittewoo ko boo dikkee yaag ñëpp ci yam waras nga faa mën a dugg li nga xam si moom mooy sa yéene ngi faju ba wér dellu sa njaboot loolu dana war a mën a nekk Magal Touba gi moom kii yu bari na mais est-ce que gars yi jàpp nga ne ñoom ñu qualifié lan wala da ngeen di tànn ñoo xam si xëy na seen niveau yam na rek ñu leen bismillah. waaw parce que loolu suñu responsabilité la. tey ñi ñu tànn indi leen. tànnuñu rek. ku ñëw. déedéet. parce que structure yi dañuy def. li ñu naan expression de besoin. ñun dañ naan. ministère de la santé. soxla nañu. nangami infirmier. soxla nañu nangami médecin. soxla nañu nangami chirurgien. et cetera ministère de la santé. dem jëli. ci hôpitaux Sénégal yi ak poste de santé Sénégal yi et cetera. ñëw ni leen yaa ma ni woon ñaar fukki infirmier nga soxla ñaar fukki infirmier ngi nii. yaa ni ma woon nangami chirurgien nga soxla woon
nangam a ngi nii ma jëlee fu mel ni hôpital Ndamatou bu ñu waxtaanee ba xool service bu nekk lan nga soxla ci renfort man ma ni man ne sama service soxla naa chirurgien généraliste soxla naa nangam ñun la kon ña ngi koy yónnee pour ñu indil ñu ko loolee ñu soxla moom lañ ñuy indil mais kenn du jël rek dajale ay kii nee nga da ngaa bëgg a faj kaay ñu dem déedéet ñi ñuy indi ñëpp yaa ngi avant ñuy ñëw xam nga ñan ñooy ñëw bu ñuy ñëw ñoo leen di dalal ñoo leen di yóbbu fa ñuy dem yaa ngi ak seen i numéro téléphone donc lépp lu ñu fay def sur supervision lay doon donc kooku kon mënoo fa indi kenn koo xam ne dafay def naka sudul noonu wala qualifié wul donc kooku suñu responsabilité la ndax dañ koy càmbar depuis ca expression de besoin ba ñuy ñëw ak qualification bi ñu am ak fañ leen di yóbbu ak ñi leen di accompagner donc loolu yëpp tegu na ci yoon macha allah kon képp koo xam si day ñëw di faju rek moom xelam waras naa mën a daal ci jëmm ji nga xam si moom la jàkkaarloolu mu koy muy xool yaramam kon loolu dafa nekk lu am solo loo xam si lu jar a bàyyi xel la waaye wàllum faj ku ko tudd prévention ndax mën naa li naan aaru moo gën fajoo noonu la ko wolof di waxee wàllum prévention bi yéen la ngeen xalaat ak ban appel ngeen def ci société bi nga xam si ñoo leen di fekk si ñu mën leen ndax nit ki fekkente docteur dina ko boo defee li doo am lii bu ko defee day noppal docteur mën naa jël ay piqûre am ak ay gants yëpp tege na le waaw ci wàllu prévention xam nga ku wax pèlerinage wax coono parce que xëy na bu amee ñoo xam ni ñi sant Njaay xëy na bernde yeeg yooyu la seen xel di nekk ba dañuy fàtte ni fokk mu ànd ak coono ndax ci ñi fi dëkk d'abord ñooñu màggal bi commencé na bu yàgg yaa ngay defar kër ya yaa ngay ménage yaa ngay dem marché yaa ngay gor garab yaa ngay sëkk coono boobu ak porte boobu dafa am ñoo xam ni mën na leen indi loraange xale bu góor bi at na ci digg dooleem kooku bu sonnee bu nelawee bu subaa danaan cocc mel ni dara jut mu songaat liggéey bi parce que dooleem ci la toll mais xale bi mag mi jigéenu wérul surtout jigéenu wérul am na coono yoo xam ni surtout ñi nga xam ni dañu nekk jigéenu wérul ëmb bu ndaw li ko yàq dafa yomb donc yenn coono yi dañuy daal di gis ni bu màggal gi passé avortement yi day yokk ndax lan ñenn ñi dañ ko nëbbu ñenn ñi xamuñu ko ñenn ñi xam nañ ko wante jàpp nañ ni mënuñu toog wala ci la bokk wala bokk daal pour yow amul risque loolu aussi bëgg nañu bàyyi ci xel beneen bi mooy ñiy ñëw loolu tamit valable na ci ñoom ndax condition voyage yi léeg-léeg du neex yoon bi dina yàgg confort bi du am ku dëkk ci zone boo xam ni waxuma la dara amul goudron tali yu xonq la ngay kërt tëj dëj ba yegg si mun na indi loraange te dañ koy gis toujours après màggal beneen bi mën nga ni Sénégal dëkk bu tàng la wante rawatina nag naaju nawet la ñuy nekk naaj bi bokk na ci yi ñuy gën a gis ci ñu ñëw consulter ndax lan dañoo nekk ci naaj bi ba miir wala gis ni am nañ coono wala gis nañ ñëw ni maa ngi faju ji wante bu ñu leen seetee dañuy xam ni amul benn feebar mais coono ak naaj bi rek leen jàpp moo leen jàpp ci lu mel ni ren mun nga ni boo moytul mooy ëpp ci consultation ndax condition yi mu dajal beneen prévention bi aussi mooy nit ñi nañuy naan ndax dafa tàng mouvement yi bare xale ak mag souvent du ñu faral di laaj ndox donc ndox li leen war di jege nga leen di encourager ñuy naan ñi nga xam ni aussi dañuy rang wala dañu nekk foo xam dafa am naaj nañuy fexe di naan lu bëri te di boo mënee nekk fu am ker moo gën beneen aspect prévention bi mooy jëm ci si biir aussi nawet lañ nekk ndox yi taana yooyu yi bëri na loolu danaa ci ñëw liggéey la boo xam si yéen comme yéen fi tudd di wax ministère de la santé ak état moom loolu moom seen kii la waaye li nga wax dafa am solo ndax ñu ci bëree bëri mën naa ni màggal prince sax da nga naan day yow ndax ñii dañoo màggal si ndax da ngay jumaa ji ni muy xatee waaye day gis ñu am maanaam mën nañoo nekk 8 heures ba midi di wër jumaa ji
tàngaay bi wax dëgg yàlla doo mën a espace boobu doo fa mën a nekk di mën a wut foon naane gi demee nan kon loolu tamit nañ ko bàyyi xel te xam ni sëñ bi li mu woote mooy sant yàlla ci jàngam alxuraan jàng xasida ak berne barab boo ko mën a defee baax na waaye yu ci bëree bëri nag boo ko bëggee topp ak dëkk bi ni mu réyee yooyu moom wax dëgg yàlla boo ko toppee moom doo xam dara ci màggal gi tey dana la sa wàllum wér-gu-yaram dana ci kii lu bëree bëri yaa ngi wax lu am solo ci wàllum prévention loolu leeral nga ko xëy loolu te nit ñi la waaye rek da nga dugg foo xam si jamono ji dafa nekk nawet Touba ku nekk gis na ni mel ci ndox ndax loolu di nekk lu gàllankoor loo xam si état bi war na cee jóg pour mu dimbali leen ñi nga xam si yéenay faj. waaw parce que ku wax ndox muy taaju. wax ànd ak ay feebar. waaw. du sibiru rek ndax ndox mu taaju mi setul xale yi laal ko wala mag ñi sax wala ndox ma bu poussé sax dina fa am yu fa bàyyi te ngay gis ay ñu commencé am ay góom ci tànk ak wala ay yeneen feebar yoo xam ne péril fécal yooyu ci ndox la jóg mais comme lu yegsi la te fii ak màggal moom jël ak bi ndox mi jafe na parce que nawet la donc fokk ndox mi wàcc te ndox mi bu wàccee te amul fu mu jaar fokk mu taaju damay wax ni àll ba sax boo fa demee gis fa déeg waxuma laag nag foo xam ne ndox ma mënatul a seey ndax tabax nañu fépp tàlli nañu donc développement ville dafay ànd ak assainissement donc comme assainissement bi moo xaw a yeex par rapport ak tali yeeg dëkkaay yi donc inconvénient boobu mooy ndox mi bu bëree fokk mu taaju léegi nag fii ak màggal moom mënuñu fi jeexal ndox mi yëpp wante li ñu mun mooy fexe mu bañ a lor mooy nit ñi seen bopp jël seen matuwaay pour yooyu mënuñu ni ku nekk indaaleel sànke booy ñëw wala ngeen di garabu yoo mën nga pompe mën nga upp mën nga surtout protéger ñi nga xam dañ vulnérable mooy mag ak xale yi bul ñëw rek màggal sànni say doom fu ñu tëdd fu ñu nekk mais nga fexe ba fa nga leen di tëral nga protéger leen ci yooyu ndax kat sibiru Sénégal def nañ ci ay jéego wàññeeku na bu baax région yu bëri ñu ngi ci pré-élimination xëy na ci région centre yi Diourbel dong moo ci des ci pré-élimination Diourbel xaw nañ ci am retard par rapport ak ay région yu nord ak yeneen région centre yi ñun xaw nañ ci am retard ndax lan problème mu boo nee Diourbel rek neel Touba ndax Touba moom moo yóbbaale côté population ci wàllum kii donc bu taataa yooyu di am ak situation boobu donc mën na tax ba sibiru bi bañ a wàññeeku waaw donc loolu laaj na nit ñi jël matuwaay pour di pompe di teg moustiquaire xale yi lu bon ñu mettre leen sous moustiquaire même bu ko mag yi mënul nag boo doon dajale xale yi ci benn moustiquaire sax protéger leen mag ñi peut-être ils ont moins de problème waaw macha allah am na solo waaye tamit askan wi na leen état bi dimbali ndax xëy na mën naa ne mun ñoo kuy ñëw rek indaale garabu yoo xam naa ne moom 4 millions garabu yoo dana ñëw Sénégal waaye li nga xam ne moom mooy pompe yi moom bu ko askan wi moom tamit état bi donte ndox mi yëpp mënu koo jëlee fekk màggal moom nañ pompe foofu bu ko defee ñu désinfecté ko waaw mu nekk lu am solo pompe dëkk bi daal gisoon naa nag waa service d'hygiène xam nga am na ay oto yu ànd ak pompe yu mag yooyu dama laajtewul ndax def nañ ko pare wala ñi ngi ci en tout cas daal loolu bu ñu defoon ñaari guddi wër dëkk bi pompe ko dina baax waaw jërëjëf sëñ Ndiaye Diop waaye dañuy profité ci occasion bi di sant ñi nga xam si ñooy suñu partenaire waa clinique sëñ Abdou Lahad Mbacké Touba 28 bu Abdou Lahad Faye nga xam si ñoo it mi ngi def liggéey bu am solo yéen it di leen dimbale ci wàllum kii ndax mën naa ni moom pàcc yi bari la ku ci nekk fa mu nekk rek da leen nekkal moroom waaye wax dëgg yàlla mu nekk partenariat ak Touba Vision un fidèle partenariat boo xam si sëñ Abdou Lahad Faye di ko ziar bu baax ci clinique sëñ Abdou Lahad bu nekk sa Touba 28 kon mbokk yi képp koo xam si roog suñu borom def na nga yittewoo wàllum paj boo fa demee moom sa xol dana sedd ci wàllu lu boor boobu waa BDS cuuraay parfum ñoom it wax dëgg yàlla màgg gi ñoom yàgg nañu ànd ak Touba ci bëree bëri daanaka boo duggee ci salle bi rek da nga naan waa Touba Vision ñoom xanaa dañuy jaay ay parfum gannaaw gi tamit ñi ngi sant association Tous Solidaires bi nga xam bi waa Porokhane soxna Thiara Mbodj bu France nekk ca mu nekk liggéey bu am solo ñu koy def ci wàllum soxna Diarra yi nga xam si ñoo fare ci diwaanu Porokhane loolu tamit nekk na
liggéey boo xam Touba Vision ñu ngi koy ànd ñëw waaye di leen sant bu baax di sàkk ci mbokk taalibe yi ñëpp ñoo xam si ñu ngi topp les grandes dimensions màggal Touba ñu koy bàyyi xel waaye soxna May Jont mi nekk sa Amérique Minanul Baaxi Xadim mu nekk xam si cours en ligne yi ñuy faral di def di ci def liggéey bu am solo di jàngal nit ñi loolu dafa am solo ndax wàllum xarale yi léegi dafa dem mën naa ni ñu ci bëree bëri ci li ñu jàngee kon soxna May Jont ak waa am nekk ca diwaan Amérique Minanul Baaxi Xadim wax dëgg yàlla di ci def ay cours en ligne yu am solo yoo xam si loolu tamit Touba Vision mi ngi koy rafetlu di ko ànd ak ñoom waaye laaj bi nga xam si xëy na moom mën na ne comme waxtu waa ngi sori ñu ma bëgg a xam benn évaluation boo xam si xëy na su fekkee dem res naa nekk ci carte sanitaire bi ci diwaanu Touba waaye norme yi nga xam si xëy na OMS moom la wax ci dëkk boo xam si dëkk bi bu dee tant de population la ñaata hôpital la war a ñaata personnel de santé. waaw xëy na du ma yor chiffre yi en tête. mais am na loo xam ni boo ko waxee xëy na lu bëri daf leen di xaw a jaaxal mais Touba mooy zone bi gën a déficitaire en matière de santé au Sénégal ndax Touba boo xoolee population mooy deuxième ville du Sénégal boo xoolee infrastructure yi fi nekk ci wàllu santé boo ko comparé ak population bi day déficitaire baax na nag buñ defaree comme initiative yi Touba ca kanam santé dina tax ba gap boobu déficit boobu wàññeeku bu baax daal mais teewul déficit bi mu ngi fi am nañu benn hôpital de niveau 3 bu bees mais day fekk déficit mu wàññiku donc neewul bu ñëwee rek réglé na problème yëpp mais ñëw na dimbali ñu ci situation boo xam ni metti woon na donc mu am lu mu apporté bu yokk nag ñu jël du fa yem ndax bu fa yemee bu ñu demee tuuti rek déficit bi ndax nit ñi dañuy yokk réew dëkk bi day gën a màgg donc loolu bu fekkee boo jéego da ngay daal di tardewaat donc il faut nga dukki wala nga daw pour mën a dabe wala sax nga vitesse pour mën a dabe donc vitesse boobu nag la ñuy ñaan ci wàllu santé def nañu niveau 3 benn fii ak bu bees fii ak ay at waa Touba ca kanam xëy na dépassé ko poste indi niveau 3 waaw mu gën a baax rek waaw maintenant nag nan la ñuy def ba déficit boobu ñu combler ko totalement loolu moom ay ati at ci kanam la ay at ci kanam la waaye Touba Vision am ci vision ferme boo xam si yitteem jëpp moom mooy fexe ba Touba nu mën a meññee ci mboolem pàcc santé bi gis nga bañ fi nekkee bañ ko initié ba léegi dañ fi ubbi ci ay centre de santé macha allah waaye loolu lépp dafa yittewoo accompagnement ndax état Touba ca kanam développement participatif la boo xam ne da koy def waaye mun koo def état taxaw fële di ko xool li ci des moom mooy moom bu tabaxee tey ba pare état waras dafa mën indi personnel bu doy donte matériel de sax bu fekkente ne moom mu indi ko loolu mën a dem li nga xam si moom mooy ay liggéey yu at jëm ci kanam lay nekk. waaw loolu damay wax noonu rek pour wan la ni la dama joxe exemple Touba ci kanam mais du Touba ci kanam rek parce que gis nañu université bi ñi ci jaayante bëri na gis nañu ay boroomi alal yoo xam ni dañ ni féete yoo naa nangam waaw léegi commerçant yu mag yi mënuñu ni dañuy tabax hôpital niveau 3 kooku partenariat yi mën nañ ko donc ci côté boobu laa naan la benn def nañu mais état tamit bu mënee continuer di def ñeneen di continuer def parce que ville moderne ville religieuse moderne mënul bàyyi santé te boo nee santé fokk nga combler gap yi fa am boo defee benn boo bañee benn boobu hôpital bi lu koy dimbali mooy nga bañ ko saturé nga may ko mu màgg ak rythme am mais buñ ko sëkkatalee teg ko loo xam ni départ ba dina ko diisal kon na mu waroon a performant dootu ko mën te loolu lan moo ko ci dimbali mooy yeneen structures yi tamit jàpp ci c'est-à-dire ñoom tamit mën loo xam ni dina tax ba kële la nga xam ni mooy niveau 3 ba taxoon ñu koy séntu mën ko doxal mooy référence c'est-à-dire foo xam ni boo jaaxlee
fa ngay dem waroo jaaxle dem fa doo fa mën a accéder ci wàllu rendez-vous ya dafa fees ba programme ya fii ak ñetti weer la mënuñu ko yeggale mënuñu ko jeexal loolu aussi du dimbali structure bien que bees na mais nag rythme ba ak lañ ko teg dina tax ba na mu waroon a xettalee na mu waroon a doxe mën na ci am gàllankoor ci saturation loolu lan moo koy maye mooy ngay gaaw yokk structure santé gis nañu jéego yi am ci wàllu infrastructure yi ñu ngi defar Italie ñu ngi defar yeneen béréb ñu ngi defar ci wàllu jàngukaay yi wàllu daara yi ñu ngi moderniser donc loolu yëpp ensemble la war a demandoo c'est-à-dire kenn bañ a taxaw li ñuy wax bu liggéey bi laal suuf ci santé nag ñun tamit niveau 3 bii dañoo bëgg ñu gaaw fàtte ko ñu indiwaat beneen niveau 3 waaw ak yi ci suuf bu ko defee wala ñu wut niveau 4 wala ñu wut niveau 4 sax comme niveau 3 moom fa la yëpp yam ñu indi niveau 4 macha allah mu nekk docteur Cheikh docteur Ndiaye Diop nekk bala may daaneel ci côté boobu damay wax toujours ni la léegi maa ngi lay wax ni la niveau 3 bi pour Sénégal yëpp la macha allah du waa Touba rek waaw parce que Touba dafa nekk dëkk boo xam ni ñu may wax léegi c'est à 2 heures de Dakar c'est à 2 heures de Saint-Louis c'est à 2 heures de Kaolack Diourbel a ngi nii bootu ci Touba côté axe Linguère ba Matam accès facile la parce que tali bi baax na donc kon gis nga ni dañ ko def foo xam ni bu ñu demee tuut ci kanam dinañ xam ni war nañu dooliwaat ndax lan njariñu Sénégal yëpp la waaye tamit nag bu fekkente dafa nekk hôpital ñëpp boo xam si tey ku ne ci am na ci accès boo taalee rek mën a accès mais bu ñëpp ne ñëwandoo nag moom mbaa ñëpp dañ xaj ci hôpital xanaa nag loolu tax ma ne la Touba ci wàllu santé buñ ko dimbalee def fi infrastructure sanitaire di ko yokk ndimbal Sénégal yëpp la ndax li bootu ci ginnaaw dama cité ville yi rek mais dëkk yu ndaw yi nga xam ni ku nekk am nga horaire bu lay yóbbu Touba tey jii sama mbokk yi la dëkk waa Baba Garage tey koo ji nit ñi ñu évacuer la Thiès wala Dakar danaa la déedéet yóbbu ma Touba léegi nag bu Touba amee li Dakar am léegi-léeg ku ñu yóbbu Dakar c'est parce que Touba amu ko waaw léegi ki jógee Matam boo ne ko mu yóbbu la Saint-Louis wala mu yóbbu la Dakar mun la yóbbu ma Touba waaw kon nag kay nañu def Touba ci sur le plan sanitaire mu nekk pôle waaw mu nekk pôle non seulement dina dimbali Thiès Dakar mais dina permettre ki nekk Fouta ki nekk Kaolack Kaffrine axe yooyu yëpp ñu mën di fajoo si fii te dëkk la bu yaatu bu accueillant amul kuy dëkk Sénégal te amoo fi mbokk wala amoo fi xarit boo xam ni boo yegsee këram amoo problème mu accompagnant ndax di nga jóge bàyyi sa malade hôpital dem fanaan foo xam ni sa kër la Dakar même boo amee sa doom sax boo moytul gone yaay génn seen néeg mere la lool boo fa nar a yàgg donc kon nag côté boobu sanitaire war nañ ko def pôle sanitaire pour tout le Sénégal macha allah pôle sanitaire pour tout le Sénégal li nga xam si ay kàddu tukkee ci docteur Ndiaye Diop nekk chirurgien nekk urologue fii ci école ci hôpital bu Ndaamaatu waaye nekk boroom xam-xam nekk koo xam si mooy ngir taxawu leen ci seen wàllu wér-gu-yaram ci anam yu mucc ayib ci biir dëkk bu sell bi di Touba waaw loolu dong mooy bëgg-bëggu clinique mix Cheikh Abdou Lahad Mbacké ñi ngi nekk fii ci Touba 28 waaye lépp lu ngeen di soxla ci barabu fajukaay am na fii dale ko ci service ophtalmologie di traité cataracte wala bépp lunette bu ngeen yittewoo te mu méngoo ak seeni bët consultation waaw bu dee suñu service médecine générale nag lépp lu ngeen soxla am na fii consultation hospitalisation ba ci suñu service de maternité am na CPN accouchement échographie waaw ba ci service d'hémodialyse fii ngeen koy fekk ci clinique Cheikh Abdou Lahad Mbacké muy barab bu dal xel gannaaw seen jëflante kilifa dina yu takku ku ci mel ne Serigne Mountakha Mbacké xalif général kullu murid waaye Serigne Amsatou Mbacké moom Serigne Souhaïbou waaye kilifa yi ngànk wàllu wér-gu-yaram ci biir réewum Sénégal dëggal nañ lu li mel 24 heures sur 24 ngeen fi fekk suñuy service de garde ngeen mën a woote ci numéro yi 33 978
6105 wala 76 638 38 23 wala 76 638 38 22 wala 76 638 38 24 ak clinique mixte Cheikh Abdou Lahad Mbacké nekk fii ci Touba 28 seen jafe-jafe jeex na ci wàllu wér-gu-yaram. ci ndigalul Serigne Mountakha Mbacké Bachir xalifa général des Mourides yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ci ndigalul Serigne Mamor Mbacké Mourtada yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér daayira Xidmatul Xadim bi nekkee ci xale Caroline du Nord ca Amérique ñoo am yéene taxawal ab projet bu mag boo xam ni ab centre culturel islamique la boo xam ne day ànd ak barabu jàngookaay ngir xale yi nga xam ne ñoo juddee ci moomile réew mën di fa jàngee ñu leen fay tarbiya ak salle polyvalente boo xam ne danañ fa amal mbooleem activité culturelle yi dana am ba léegi complexe sportif ak ay dalluwaay ngir kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo fay ñëw ñu toll ci door liggéey bi daayira Xidmatul Xadim bu rale Caroline du Nord ca Amérique di ci woo mbooleem jullit yi rawatina taalibe ñu ñëw ànd ak ñoom liggéey bi le liggéey bi moom laal suuf nañ ko yëkkati loolu lu ñu yëkkati moom laal suuf ilaahu kalimatillahi al-ulya loolu dong muy liggéey bi nag dañ ko fas yéene yaatal di sàkku ku ne tàbbal ci sa ñaq ku ci bëgg a barkeelu mën nga jokkoo ak ñoom ci numéro téléphone yi wala nga def ko ci numéro compte yi affiché. ko baaxoo defee at mu ne saa yu weeru safar teroo ñu jagleel leen ci album bu yees peq ci njàng mu am solo def ko ab yóbbal ci mboolem ñiy wuy si wooteeb Serigne Touba bi tey bàyyi ko fu ne ci àdduna bi waaye itam jagleel ko mboolem ñi dëkk ci dëkk bu sell bi di Touba tey daloo gane Serigne Touba yi. seen album ren bi dañu jàng ci xasid ak ilhamul ilah daa jot Serigne Saliou Mbacké. faasa alladina xaafasu daaju Serigne Moustapha Sy ci version Serigne Bolle Mbaye. jàng ci itam xasid ak allahu ak alhamdulillahi waxdahu daaju daaray miftaaxul muna. jàng ci itam almasrabu saafi daaju Serigne Moustapha Sy. jàng ci itam waxul rabbi anzilni daaju daaray miftaaxul muna. jàng ci itam xasid ak inni la xillun daaju Serigne Abdou Khadir Sey. jàng ci jësbul xulub daaju daaru mooti. jàng ci itam faskuruni azkurukum waa kër Serigne Massamba. tëje ko nag man zanna xayrallaahi daaju Serigne Saliou Mbacké. man zanna xayrallaahi yuxni aw yadur seen album boobu yi nag dana jàppale ci ñëpp li ko dale ci juróomi fan ci weeru safar ngir mën koo am fépp ci réew mi ba ci yéen ñi nekk ci bitim réew su ngeen jokkoo ci numéro téléphone yi. yéen ñi fare ca Ndakaaru mën ngeen a dem ca parcelle unité 11 baa ngeen jokkoo ak Serigne Saliou Diouf ci 77 957 69 89. wala Serigne Mbacké Kayre nekk ca Pikine station Texaco ngeen mën a jokkoo ak moom ci 77 561 81 13. bu dee yéen ñi fare fii ci Touba dem leen ca Maktab Touba Darou Sam Serigne Djili Diop ngeen mën a jokkoo ak moom ci 76 652 71 76. wala Serigne Modou Sall ñu gën koo xam ci Sall Couture ci 76 304 10 84. wala ca marché Darou Khoudoss Serigne Moustapha Diakhaté ngeen mën a jokkoo ak moom ci numéro 77 811 74 15 wala Omar Ndo ci 76 349 07 06. bu dee yéen ñi fare ca Louga mën ngeen a jokkoo ak Serigne Adama Ba nekk foofee ca Louga 77 323 83 25. yéen ñi fare bitim réew nag mën ngeen a jokkoo ak Serigne Cheikh Bombali Cissé 0039 389 583 16 95.
kon bokki jullit yi bokki taalibe yi yéen ñi nekk ci réew mi ak ci bitim réew album bu yees baa ngi noonu di album bi leen daara Miftahul Muna andil ci atum 2021 bi di ñaanal Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu te ànd ak wér waaye itam di ñaanal mboolem taalibe yi màggalum jàmm. BDS création ci cuuraay BDS création ci parfum de chambre BDS création ci xet gu neex bu lay gunge ak foo mënti toll BDS création miroir de cuuraay et parfum original nekk ca marché Thiaroye Gare ñoo leen di souhaiter. ndekete Sénégal bari na ay logement yu rafet te bakkane lii de moom xaw ma ko woon kon dafa mel ni Proximi Ville mi lay séenee ñoo fa jaar kay yaañ yii daal ñoom rek a ko mën moo tax nag zone yi mu leen jël indil leen ko di ay zone yu bakkane ca diwaanu Bambilor ca diwaanu Lac Rose ca diwaanu nag Diamniadio rawatina ca Touba Mbacké yii yëpp ci ay zone daal deme ne nii la ñu ko nar a faram fàccee muy ca diwaanu Bambilor am ngeen fa lu toll ak 40 villas économiques ci type F4 52 villas moyennes standing ca diwaanu Lac Rose nag résidence la Dior de laa lay wax 32 villas R+1 standing 64 appartements standing ci 95 mètres carrés résidence Belel City nag moo nekk ca diwaanu Diamniadio 76 appartements ci type F3 ak F4 standing F3 bi toll nag ci 32 appartements F4 bi 32 appartements waaye 2 immeubles R+8 de ma ne la rez-de-chaussée bi di F3 Touba Médinatoul Nasr City nag foofu nag mooy daj dëgg gi ndax 444 logements yi ñu prévoir ci 370 parcelles yoo xamante ni viabilisé la lii lépp daal du ma wax lu dul jox la seen adresse ngeen jokkoo ak ñoom ngir mën a am bépp information Proximi Ville daal ma nga nekk ci Ndakaaru fa nga xamante ni mooy Nord Foire Diacksao adresse bi nag di villa numéro 721 jokkoo leen ak ñoom ci 77 645 53 31 mbaa ngeen def 77 749 53 10 kër daal képp koo xamante ni bëgg nga mu am kaaraange Proximi Ville daal ñoo ma ca doy. ay ca mu Touba ca kanam weer wi dee na wajalilaahi maskani Touba baat misras mi abijaayi xayri manabaat Serigne Touba liggéeyal ko warteef la ci ñëpp ku ko bëgg liggéeyal ci xam-xam ak yarub ndaw ñi ci wérgu yaram ci néew ji doole yi ci mbedd Touba yi ci leerug Touba ci ndoxum naan mu sell bi si wutal ndaw ñi am xëy da ngay sax dàkk ci joxe weer wu nekk 1000 francs CFA maanaam ñaari téeméeri dong ay ca murit weer wi dee na bu kenn des bul yem ci yow dong soñal ñëpp bu baax ay ca murit Touba ca kanam weer wi dee na wajalilaahi maskani Touba baat misras mi abijaayi xayri manabaat. jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam si boobu léegi yéen ànd ak seen chaîne bii di Touba Vision la télévision qui suit l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul tey jii ñu nekk fii suñu studio fii ci Touba 28 dalal gan gu tedd gan gu wax dëgg yàlla am xam-xam ci pàcc gi nga xam si moom lañ ko dénk mu nekk docteur Ndiaye nekk chirurgien nekk urologue ca hôpital bu Ndamatou waaye nekk ci membre CLIN muy comité de lutte contre les infections nosocomiales waaye mu nekk membre la boo xam ne ci barab bi wala boog groupe bi ñu dénk wàllum saytu mbas mi fii ci hôpital bu Ndamatou mu bokk ca waaye nekk nag kenn koo xam si membre permanent ci comité d'organisation médicale Magal Touba mu nekk ci depuis atu 2006 tey jii ñu seq moom waxtaan am solo sur les grandes dimensions du Magal Touba dimension sanitaire thème bi nekk la cartographie sanitaire de la vie saine de Touba ñu waxtaan bu am solo ci hôpital bi ak ci paj gi waaye tamit ci wàccaay Magal gi ak taxawaay bi nga xam si waa Kër Docteur am nañ ko fii ci diwaanu Touba ak li ko wër lépp ngi ànd ak mbokk taal bi nga xam si ñoo fas yéene ñëw sant leen Sëñ Touba bisam bi nga xam si moom mooy fukki fan ak juróom-ñett fii ci weeru safar kon mbokk yi docteur ñu ngi jégalu baax nag ci li nga xam si moo fi amoon sànq muy ab benn coupure boo xam si ça ne dépend pas de notre volonté loolu mënut a ñàkk ci wàllum technique kon loolu ñu ngi koy tubal mbokk taalibe yi xam naa ñu ngi ci jeexantal émission bi waaye li ñu bëgg a laaj rek mooy hôpital bi ñu nekkoon te ñu inauguré ko ñu bëgg a xam ndax démarrage effectif yi moom kii na wala ndax dafa am ay précautions yoo xam si faaw ñu lijjanti ko doogee mën a tàmbali.
waaw jërëjëf ñooy bokk jégalu rek xam ni li nga ko waxee rek loo xam ni du sa sabab coupure moom ak màggal gi xam nga Senelec ak ajustement yi ñuy def branchement yeeg yokk kii nokk mu ànd ak ay coupure yu ndaw waaw xam nga hôpital bi hôpital bees la bu mag la inauguré nañ ko mais infrastructure bu toll noonu mënul tëb rek ubbi mënul tëb ubbi ay étape lay def progressivement yaa ngi ci installation matériel bi yaa ngi ci saytu matériel bi la ci war a dem yëpp yaa ngi ci personnel bi fa war a dem yaa ngi koy installer progressivement donc mënul tëb rek comme ni ñu koy wax ubbi tey jàng tey hôpital mënul doxe noonu yow enseignant nga xëy na ñu ngi leen di féliciter ci loolu parce que am na solo wante nag hôpital mënul doxe noonu il faut lu nekk nga koy installer progressivement wante ki ñu ko dénk muy docteur Moustapha Souran defe naa ni ñëpp xam nañ ko ci dëkk bi te déjà def na ay preuve am te bu dee yàkkamti hôpital bi dox def naa kenn gën ko yàkkamti bu doon ni dañu joxe délai ne dans 1 mois la war a ubbi kon dans 15 jours moom di nga gis mu ubbi ko donc lu mu ci doon rek kenn gënu ko cee yàkkamti te nekk na nit koo xam ni tamit def na ses preuves am na confiance su xalif général am confiance su président am confiance ministre de la santé am tamit confiance su population bi am tamit confiance su personnel de santé bi mu seqal liggéey bi macha allah waaw donc kooku defe naa ni on peut lui faire confiance pour que ni incha allah à date prévu hôpital bi dina dox nu mu war a dox kon du yàgg dara hôpital bi ubbi doon ko waaye jamono yi dañoo nekk ci wàllum ransala bagage yi ak ñuy demee noonu wàllum faj gi bu ko defee rek du yàgg dara hôpital bi dina ubbi ba képp koo xam ne yitte faju ji rek mën a dem foofu xam naa war rek ngeen war a bàyyi nag local boo xam moom ndax lal yi ma gis ak yooyu moom macha allah rafet na loolu xam naa ko bëgg a féexlu ji rek dem fa xaw fa kii ak yi demee noonu ndax macha allah hôpital bi moom ko waxoon moom nga naan lii moom ñu jar na nekk malade sax dañ dëgg dafa ñetti faj ñëwaat waaw loolu da nga dugg ci domaine boo xam ne dafa nekk tamit loo xam ne dama ciy liggéey lu bëri mooy li ñu tuddee infection nosocomiale mooy feebar boo xam ni dafa jóge ci hôpital ba topp ko fa ñëw te indiwu ko fa xam nga hôpital du hôtel hôpital lieu la bu ay ñu feebar di dem donc lieu la boo xam ni ki feebarul waru ko jàppee hôtel bu fay dem day am matukaay yu muy war a àndal ay loxoom set muy moytu di laal lu mu warul laal di dugg fu mu warul dugg di yem te yañ ko yemloo di toppatoo malaadam seet dem mais bañ fa indi leneen loo xam ni wala jële fa leneen loo xam ni laaju ko loolu tam daf ci am solo loolu prétexte la woon pour mbokk taal bi nga xam si xam nga moom murid daa bëggul rafet day gis dara rek mu dem tàmbalee visiter fu ne mu dugg jaag yooyu waaw waaye hôpital bi Sëñ Tuubaa waaye nag xam ne bariwul fajukaay la ñi nga xam si ñoom suñu doon def ñu tawat ñoo fa war a dem képp koo xam si am na yéene yi kii mën naa dem résidence mën naa dem feneen di visiter fay demee noonu macha allah waaye laaj bu mujj bi xam naa day nekk ci wàllum CMU mu nekk couverture médicale universelle nga xam si tey xëy na loolu état bi def la ak ay partenariat ngir gën a yaxanal li nga xam si moom wàllum faj fii ci diwaanu Sénégal ak lu ko wër ñu bëgg a xam maanaam loolu ndax agsi na Touba wala bu fa agsee tamit ku ci bëgg a àgg nan lay def ba am ci waaw CMU yi agsi na Touba am na gox yu bëri ay mbootaayu jigéen yi surtout jàmbaar lañ ci ñoo xam ne ñi ngi doxal seen CMU nit ñaa ngi ciy adhéré di faju si ndax jigéenu wéru bi war a def échographie ñu ne la ñaari junni la nga fay 2000 francs xam nga kooku jafeetu la donc nit ñi ñoo war a dem bindu ji ki feebar ñu war la opérer nga waroon fay 100 000 francs nga fay 20 000 francs kooku xam nga accessible nañ taxaw ci baat bi léegi CMU moom maam lan mooy lan ak lan moo ko tax a jóg lan moo nekk seen objectif daal CMU mi ngi mel ni ñu ni nañ dajale ku feebar ñu faj la ci kenn ñaanul yàlla feebar mais bu ñëpp dajalee dina nekk loo xam ni dina mën a dimbali ka feebar mooy tudd comme solidarité la loolu la ko wutaleeg crédit mutuel yi santé kii santé yi mutuelle de santé yi waaw CMU mooy mutuelle de santé benn la mutuelle de santé yooyu nag léegi am nañu nuñ leen di réorganiser ñuy gën a dem ba nga xam ni prise en charge yi dina gën a yomb
damay wax commission sociale Touba ca kanam. ñi ngi dimbali def social bu bëree bëri. macha allah mais dima leen di ñaan tamit. ñu am mutuelle bu mag. mutuelle bu mag. boo xam ni. non seulement dina jël population bi. mais dina jël tamit cas social. parce que cas social bi nga cotiser mu dugg ci mutuelle. kooku wàññil nga ko. loo xam ni 80%. 20% yi ci des. mun nga ko defal beneen assurance bu ko jëlal. nga xam ni gratuité soin la au lieu nga koy jëndal ordonnance ak di ko fayal pajam. léegi moom carte ba mu yor. loolu yëpp mën na ko def tu la indil coono. suñu benn professeur baax. Abdou Aziz Kassé. damay wax ni def na ci liggéey bu am solo ci wàllu côté assurance maladie. nan la ñuy jëlee en charge une population grâce à la mutualisation. parce que santé bu mat. kenn nit attanu ko. même yow boo amoon moyen. ak loo am kii. am na benn façon feebar. wala benn situation boo xam ni. fokk ñu dimbali la pour nga mën cee génn. donc bu ñu jàpp ni ki néew doole rek. moom moo am problème mu santé. mais mën na nekk koo xam ni sax xëy na yaakaarul woon ni. dina toll foofu ci wàllu am problème pour faju donc mutualisation boobu. nécessité la. assurance yi. booloo assuré. loolu boobaa. kii def téeméer. ki def ñaar téeméer. boo ko dajalee mu mën a faj ay nit mais bu ku nekk téye sa ñaari téeméer ak sa téeméer ku feebar débrouiller bu boobaa boo moytul te kuñ ci woowoon ni la nit faatu na nga génnee xaalis bëri def ci mais buñ nee nañ cotiser pour ku feebar ñu faj la ngay xaar feebar doog a sa xel dem ca alors que ba nga wéree nga war a def sa prévention ñun Sénégal dafa nekk réew moo xam ni waaru dépense ci santé dañ ko xaw a naye enquête bu yàgg buñ defoon ñu gis ni sénégalais dina dépenser 12% li mu am ci wàllu solo te ci santé 2% la ci dépenser benn journaliste daal ni sénégalais daa bëgg même buy dee sax sañse ba jekk da ngay gis koo xam ni buñ ni ko woon kaay cotiser mu ni yoruma xaalis am na benn complétam benn kii boo xam ne ci armoire am jar na 50,000 te benn yoon wala ñaari yoon la koy sol ci at bi wante pour cotiser loo xam ni pour dina ko projet ci santé am da nga koy xëcc ba mu sonn mu doog koo nangu waaw moom lu dikk rek laa xamagul du ñuy faral di anticiper te loolu ñàkk nag matadik doomu aadama loo xam suñu boroxee rek moo ko mooñaale waaye ñun sénégalais yow ñun dañ cee raw loolu sax macha allah docteur wax dëgg yàlla waxtaan bi am na solo loolu yéen ñu war leen a jaajëfal ndax ku ne xam na ni liggéey santé dafa xaw a jël sa temps doo nelaw moom kay heure bu lañu la koy woo loolu nekk na loo xam dëgg yàlla ak ba bas bi duggee Sénégal ba léegi loolu moom dañ ciy profité képp koo xam si agent de santé nga ñu la ci sargal di la ñaar wax leen nañ jàpp rek ndax liggéey bi moom xidma la rek li wax dëgg yàlla mën nga cee am askan wi mën nga cee am suñu borom di ci profité di sant bu baax di ziar suñu mbokk taalibe yi nga xam ne suñu borom moo def ñu nekk ay docteur ñi nga diwaanu France ñi ngi Sénégal ñu mën cee diw sëñ Aliou Ndiaye nekk France sëñ Mor Ndak Meng nekk fii ci diwaanu Dakar waaye tamit awataal ba nga xam si soxna Seydina Omar Bala mooy nekk France ak ay mbokk taalibe yu bëri bëri yoo xam si di ziar waa képp koo xam si docteur nga rek hôpital Crasme bu Louga mooy centre hôpital régional de Amadou Sakhir Mbaye bu Louga di ziar mbokk ña fa nekk ñëpp ak suñu bàjjen Ndeye Sora nga xam si fa lay liggéey ak ñu bëree bëri képp daal koo xam si suñu borom def na ñu am kóol rek te nga yëngu ci wàllum kër docteur ñu ngi leen di ziar bu baax wax dëgg yàlla xanaa kàddu gu mujj gi rek lan lay jox bu ko defee ñu xanaa di leen gërëm à Touba Vision di leen gërëm aussi ci seen taxawaay parce que askan bi ngeen fi nekkal émission yi ngeen def yëpp day yee askan bi muy ci santé muy ci économie muy ci wàllu koom-koom te gis naa ni aussi ligne auditoriale bi ngeen jël mooy seet ñoo xam ni seen xam-xam xarañ na ci benn mbir ngeen dem seppi leen indi leen pour ñu
waxtaan ak askan bi pour ñu échanger parce que léeg-léeg gis naa nga ni bu amee ku poser question ci kii bi sax ñu jàllaleel ko xam nga loolu proximité la pour jege askan bi pour que seeni mébét seeni soxlo ngeen mën koo eggale ci ñi nga xam ni mën nañ ci waxtaan ak ñoom di leen sant di leen gërëm aussi ak di ñaanal ñëpp ñi nga xam ni ñi ngi jëm si ci màggal gi di leen ñaax xëy na domaine santé chauffeur yi ñu def ndànk ñiy ñëw ñu bàyyi xel aussi ci coono yi ñuy jànkoonteel ñu bàyyi xel ci naaj la ñuy nekk ndox mi nañu moytu naani mbedd yi ci siwoo ki ay kii booy naan na fekk boobu mu nekk ci sachet wala mu nekk loo xam ne loolu la ni ndox mu sell la ñii mayee ndox tamit nañuy mayee sachet bañ di duy ay siwo di wër di joxe ndax loolu mën na la yàqal sa màggal donc kon nañ ci bàyyi xel nañu bàyyi xel aussi ci nii mbas mi wàññeeku na wante jeexul te ku gis loo xam ni xamoo lu muy nirool nga isolé wu takk masque distanciation xëy na jafe na mais takk masque roy ci sëriñ bi parce que ndigal jëfe donc loolu aussi c'est très important nañ ci bàyyi xel mbas mi daal mi ngi dellu ginnaaw ñu ngi koy ñaanal yàlla mu wëy ñu màggal comme ni ñu ko defee woon daaw amuñu woon kenn ku ci loru ci wàllu mbas macha allah amuñu woon kenn ku ci loru ci macha allah na chauffeur yi def nànk nit ñi xam yan ñam la ñu war a jëfandikoo waaye ba yem ci yem mbedd yi rek waaye kër ga tamit donte bu ñamee seetlee lépp tege tamit ñu xam nañ koy jëfandikoo te bana def lu tagu rek nga waaw ñu ngi sa baax docteur Ousmane Gueye directeur hôpital bu Ourossogui mooy wax dëgg yàlla nekk jàmbaar di liggéey bu am solo foofu ci diwaanu Ourossogui docteur bala may passé dama koy gërëm parce que sama présence ici sax macha allah ci docteur Ousmane Gueye la jaare macha allah parce que moom yéen miinante ngeen waaw jàmbaar la waaw mu ne ñii daal liggéey bu am solo la ñu liggéey bëggoon naa nga dem fa jàpp ci ma ni ko loolu amul benn problème sama frère la yàgg nañu Ourossogui googu man fa laa jóge ñëw fii donc voilà suñu lépp la daal ñu ngi koy sant ñu ngi koy jaajëf bu baax ñaanal ko réussite ci macha allah mission bi mu nekk docteur Ousmane Gueye léegi yow nekk directeur foofu ca structure bu sanitaire bu hôpital Ourossogui di ko sant bu baax wax dëgg yaa ci collaboration bu mu yàgg am ak Touba Vision xëy na sore doo nga tax xëy na lii yëpp kii waaye bu fa teewee day mel ni teew nga xam ne yéen a bokk même fi ngeen nga xam si moom mooy ngeen yëngu ci wàllum fajek ak faju li nga wax sànq dafa am solo ci wàllu ligne éditoriale Touba Vision loolu rek la ko fas yéene ànd ak yéen ci mbooleem li nga xam si moom li sëñ bi wax rek bu liggéey bi laasu fa lañ fas yéene teg suñu bët te boo xoolee tur bi Touba Vision xëy na Touba dëkk bi la waaye vision gi booy nekk gis ni Touba ci loolu lañ fas yéene dox li nga xam si dañuy anticiper waaye loo xam si dana amal njëriñ askan wi waaye rawatina yoonu murit Touba Vision loolu la ko fas yéene ànd ak yéen kon mbokk yi mu nekkoon docteur Ndiaye Diop ñu ànd ak moom ci dimension sanitaire dikk ak yéen incha allah ci yéen jotaay ci yéen dimension fii ci les grandes dimensions du Magal Touba avec Touba Vision la télévision qui suit l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul